mbokki Sénégal mbokki àdduna dal leen nag jàmm ci seen bloc d'information la Total bu tey ji xam ne nag mbokk yi luñ ciy waxtaanee doon na loo xam ne seetlu nañ ko fan yile mu nekk loo xam ne ñu bëri ñaawlu nañ ko mooy li xewoon ca biir université ab jongante ngir xool kan mooy jiite lii ci amicalu faculté des sciences juridiques et politiques nekk loo xam ne nag daa mujjee ci ab coow moo tax tey ñu am mbégte dalal ñaari ñi xam ne bokk nañ ci ñu yore ci coalition wala liste yu wala parti yi xam ne ñoom ñooy xëccoo ngir xool nan la ñuy def ba jiite faculté boobee ci sama càmmooñ Abdoulaye Cissé nekk président sortant bu amicalu faculté bi bokk itam ci liste Renaissance Abdoulaye ñu am mbégte dalal la ci plateau bi. waaw Cheikh Assane maa ngi lay nuyu yow tamit di kontaan ci teew bi ma teew fii di nuyu étudiants yi université Cheikh Anta Diop yëpp ak étudiant faculté de droit. particulièrement étudiant coalition gagnante nga xam ni ci la Renaissance bokk. di kontaan ci teew bi nga xam ni teew naa fi fii pour leeral lu bare bari loo xam ni xew na ci bis bi. ci beneen boor bi Pape Diagne lay wuyoo Pape Diagne nekk ab membre ci coalition article 118 119 COCC ñoom ñaar ñooy nekk ab coalition boo xam ne itam dañ bokk ci ñuy xëccoo lii ti amicalu faculté des sciences juridiques ñoom ñu jàppee ne ñoom ñoo am ndam ci élection bi amoon Pape ñu lay dalal ak jàmm ci plateau bi. maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh Assane di nuyu suma naataango Abdoulaye Cissé di nuyu aussi waa coalition article 118 119 di COCC di nuyu autorité université yëpp di nuyu étudiants yëpp xam naa di teewlu rek seen ay questionnement ngir mën ci répondre. Pape première question bi nekk na loo xam ne moom la sénégalais yëpp di laaj wala képp koo xam ne étudiant nga wala sax koo xam ne gis nga li xew keroog lan moo tax ñu yegg si ci yàq ak xeex ci élection wu faculté des sciences juridiques et politiques. lan moo tax ñu yegg ci xeex bi. maa ngi rafetlu bu baax a baax question bi maa ngi ko doon xaar waaye maa ngi ko doon xaar ci suma naataango ndax ki deful nga bëgg ko laaj lan moo waral nga def loolu day xaw a yéeme ma laaj la ci ma tontu la ci waaye li ma ciy tontu rek tamit day doon lu simple mooy dañoo dem ay élection altine bi weesu juróom-ñaari fan. élection yi day commencer ci 8h ba 18h donc day doon 10 heures de temps bi ñu demee ba nga xamante ni ñu ngi délibérer résultats yi campus Sène def benn proclamation des résultats ni ñi nga xamante ni ñooy article 118 119 di COCC ñoo remporté ndam li ci 99%. beneen coalition bi nga xamante ni mooy article 118 Lux Mea Lex am 0,36%. beneen coalition bi nga xamante ni moom fa la bokk ñoom ñu am 0%. bi ñu gisee résultats yi ci saasa ci la ñu ñëwee fekk ñun ñu jubilé ndax jàpp naa ni képp ku am ndam. da nga ko féete. alors bi ñuy jubilé ànd ak suñu ay naataango ànd ak suñu ay membre liste ak suñu ay membre coalition def nañ fa benn 30 minutes 45 minutes ñu jaar jàll defantewuñ dara. ñu toog ba nga xamante ni xëy na mënatuñoo digérer ndam li si la ñu jëlee décision ñëw fekk ñu fi ñu toog ñu ñuy xaañ ay xeer doyatul ñu def leneen loo xamante ni mooy ci loolu dem nañ ci resto yi dem nañ ci ay biens publics jël ko xam naa loolu dinañ ci gën a xuus waaye li nga xamante ni moo waral ñoom seenu fët-fët doon dara lu dul gañe nañ élection yi nga xamante ni tey université bépp bettu leen. li leen doon bett mooy ñun ñu nërmeelu. d'accord Abdoulaye laaj bi dama la koy delloo ndax tamit image yu ñu gis ci internet bi surtout bi ci gën a fës mooy bi xew ci biir campus ci biir restaurant ba Argentin mooy ñu gis ay nit ñoo xam ne t-shirt yu orange la ñu sol ñëw wàcc ci biir bi di yàq. lan moo tax ci lu jëm ci mbirub xëccoo jiite ay étudiants kese ñu dem ci ba yàqu am ci dem ba xeex ba ay nit ñu am ci ay gaañu gaañu. waaw damay wax ni rek ñun ñeenti at mu ngi nii
ñu jiite faculté de droit. ñeenti mandat am nañ ko di laaj juróomeelu mandat kon am na yoo xam ni miin nañ ko tàmm nañ ko te xam nañ nu ñuy demee élection mais élection bu fekkee ni ki def ñeenti at moo am 0% yaakaar naa ni loolu war na tey xel damay dégg rek ñu ni recours amul ñun ñu def annulation administration bi annulé loolu damay wax ni peut-être ñoom ñoo ko yëgul mais man bi nga xam ne vote yi commencé na ñuy voté pour ñun ñu gis ni au lieu mu def comme ñoom boo voté pour ñoom ni muy def votre vote a été pris en compte votre voix a été prise en compte ñun écran bi day weex tàll du bind dara balaa ñu koy xam 11h jot na ni da nga war a cliquer waat si lien bi mu bindal la vote validé ndekete yoo affaire yi noonu lay def bi mu amee ma saisir CSA le chef des services administratifs bu FACBA wax ko li nga xam ne moom moo xew mais comme aussi faculté de droit la ñu nekk ay étudiants lan ñu ngi fay jàng ma ni administration kenn du ko saisir noonu kese dañ koy bind ma bindal ko benn mail wax ko lépp loo xam ne moom mooy ay anomalie mais aussi bi nu demee ba nga xam ne benn waxtu jot na ci bëccëg bi lanu seetlu ni ñi ni jàmmaar lool képp kuy étudiant nekk faculté de droit yor nañ sa numéro de téléphone ñu ni loolu mënul nekk bu amee rek c'est parce que am na fu ñu ko jëlee xamuñu nag fu ñu ko jëlee mais loolu am na parce que man mi woo nan ma beneen bi mooy étudiant bi am na si ñoo xam ni am nan ñeenti code yu ñu jot ñii juróom benn loolu du yoon étudiant bu nekk normalement benn numéro de téléphone nga am benn tur nga am benn sant nga am benn carte numéro carte étudiant nga am donc loolu bu amee am na loo xam ni waxuñu ko mais loolu taxul ñu arrêté élection yi bi ma ko waxee dama ni bu kenn arrêté élection yi nanu suivre processus bi bu jeexee lépp loo xam ne procédure la d'annulation wala de contestation ñu def ko loolu ñu def ko depuis 11h bi résultat yi génnee ñu gis 0% ñu ni mais xanaa délégué yi ñu investir 55 titulaires 55 suppléants lu nu bañ seen bopp war na nu mën a voteel seen bopp lu mu ndaw kon waroon na noo am 110 voix mais 0 voix lan fa def donc kon am na ay rëkk-rëkk yoo xam ni am na si léegi nag bi nga xam ni génn na. mais rëkk-rëkk yi est-ce que jaroon nañ. may ma ñëw ndax loolu yëpp nga wax ni dinañ ci dellu si waat procédure bi nu mu demee plateforme bi ñu teg bi ndax loolu yëpp am nay xibaar yu ñu ci am loolu dinañ ci dellu si mais déjà li nga bëgg rek ñu wax ko mooy violence bi xam ne moo taxoon ñu wax ne dañoo bëgg tëj université. violence bi taxoon ñu bëggoon wax ne dañuy arrêté lépp loo xam ne amical la violence boobu dellu si waat gën a fës ba ñenn am ñoo xam ne am nañ ci ay jàmmaarloo am ñu ci gaañu est-ce que jaroon nañu yeggaat fa. waaw damay souligner ni rek gaañu yi ngay wax ñun dañ si am te maa ngi ak image yi fii sama mbokk Diagne day wax ni ñun dañ leen a sànni xeer mais man de wax dëgg fa la gisuma fu ñu leen sànni xeer man personnellement fekkewu ma ko aussi bu fekkee bi ñuy sànnee aussi gis na ma na ne ma gis naa la mais ñun bi ñu jugee fac di yegg si campus am na ay ñoo xam ni si ñun lan bokk jot nañ fa jaar ñoonu fa jiitu parce que ñoonu gën a jege amaana bu ñu yeggsee gis nañ ñoo xam ni am nañ émotion mënuñu téye seen bopp mbooloo parfois day am ñoo xam ne peut-être bu nu amee émotion dinañ téye bu nu amee émotion du den dégg bu nu amee émotion ñeneen duñ dégg bi nga xam ni woo nan ma ñu commencé di def li ñuy def ma gis ni fi ma taxaw man personnellement rek di wax ak Sadio mi nga xam ne moom moo yor sécurité bi dóor nañ ma fa xeer man personnellement xamu ku ma ko dóor nag mais man mi nga xam ni sax man laa la wax ku ma xam-xam ni renaissance laa bokk dóor nañ ma ci xeer Sadio dóor nañ ko ci xeer bi loolu amee booy ni bon ñenn ñi may dégg ñu ni dañuy def ngénte tubaab kërëb affaire yi jaxasoo bi affaire yi jaxasoo am na ñu jot a dugg ci restaurant bi am na sax ñu ne ma ñi sol orange yëpp est-ce que orange lan bokk ma ne ba tey man mënuma am confirmation bi am na ñu ni ndax amul ñu sol ay tiset bokk ci gars yi infiltré ma ne ba tey man mënuma justifier loolu mais violence bi amul koo xam ne mën nga ko rafetlu man personnellement mënuma ko rafetlu dafa nekk loo xam violence bi jógewul ci yéen non man mënul jóge ci man sama bopp laa wax ndax dañu am ay xibaar yu wax ne non dañu waxoon ne ñenn ñi mën nañoo wàcc ci mbedd mi dem defe ji seen ay manifestation mais bu ñu yàq dara ci biir université non man personnellement li ma gis laa lay wax te li ma gëm laa lay wax man personnellement dama joué ci pacification université lu baree bari jote fa ak ñu baree bari ci ni may doxe fa peut-être doxalin mu may doxali am na ñu mu neexul ñu bokk fu nekk nag ñoo xam dama ci am ak ñoom problème donc nekkul tey man lay joxe ay violence ak naan toj leen lii def leen lii non man du ma genre boobu te su ma ko defoon aussi fii laay taxaw ma wax ko mais dama ni
man li nga xam ne joué naa ko ci jour ba. loolu laa lay wax. violence aussi ak fu mu mënti jóge ak ku ko mënti def ak foo mënti bokk dama ni du warul am université Cheikh Anta Diop man loolu laa wax. Pape yow mi bokk ci coalition article 118 119 bu code des obligations civiles et commerciales seen aqulaay taala waxoo leen seen ay morom xeex leen waxoo leen seen ay morom dem leen bokk ci xeex bi ndax mën naa wengee benn boor. tout d'abord encore dafa am rek lu may fàttali. bu ñu mettre accent ci ay personnes. nañ ko mettre ci ay idées. ngir ñu mën a wéyale. daf ni léegi moom deful je peux le lui accorder. y a pas de souci moom mën na bañ a def. daf ni aussi gisul ñu def lu Orange ñu def mënu ko confirmer foofu nag laa dul d'accord ak moom. heureusement que d'accord heureusement que indi naa ay vidéo yoo xamante ni bu ngeen ma ko permettre dama leen koy wan. loolu xam naa ci deuxième partie. ils sont coutumiers de ça. waaw loolu ci deuxième partie. waaw dinañ c'est-à-dire ci question bi nga ma tontu ci question bi nga ma laaj dinaa la si tontu. ñun maanaam tey mën naa la jox ay numéro de chambre yoo xamante ni suñ ay naataango ñoo fa nekk bépp chambre boo fa dem boo fa fekkee paaka bu ndaw paaka mburu wax dëgg fa yàlla daanaka mën nañoo sanctionner kooku ñoom seen ay chambre boo fa demee ay gourdin nga fay fekk ak ay jaasi université bépp loolu lañ leen xamee même ñi nekkul faculté de droit boo leen laajee leen lay njëkk a wax mooy c'est la liste la plus violente de l'université loolu au-delà même des étudiants les autorités le disent donc kon duñu ñëw ba fii wax dëgg fa yàlla ñu sol seen ay yére yu orange dugg ci resto yi instant bii nii may wax ak yow boo demee ci restaurant yi booy bu ñuy xewlu maanaam ci suuf la ñuy toog ndax ban yëpp damm nañ ko ban amatul université. yéen amoo leen ci responsabilité. waxoo leen nit mu xeexi waxoo leen ko mu def. en 30 secondes rek parce que dañuy dem ci waaw dama ne la maanaam bu fi kaamil nekkoon. barke alxuraanul karim ma waat ko. joxewuñ benn mot d'ordre ni maanaam na kenn xeex wala na kenn jël dara di ko xaañ nit. loolu du suñu ay habitude mënul nekk yarewuñ ñu noonu duñ doxale noonu te boo defoon nit micro trottoir. laaj ay autorité wala nga laaj étudiants yi. ni leen ndax waa COCC. ñeme nañoo jël xeer di ko xaaj nit ñun la déedéet. Pape Diagne nekk membre ci coalition article 118 119 bu COCC ak kii ci Abdoulaye Cissé nekk président sortant bu amicale bu faculté des sciences juridiques et politiques nekk itam représentant bu liste Renaissance ñoom ñoo nekk suñu gan tey ci seen bloc d'information la total mbokk yi ñu egg si léegi ci xibaaru marax yi ànd ci ak Baye Cheikh Sall suñ fa jógee ci kanam incha allah ñëwaat ci seen plateau waxtaanee lu tax. liiti amical ba coow am ca mbirub fraude yu ñu ciy wax ay documents yu ñu jëlam yu ñu jëlul loolu yëpp dinañ ci àndi ay leeral ci kanam incha allah léegi mbokk yi. sant ko gërëm ko bu baax moom Baye Cheikh Sall ci xibaar yooyu mu ñu àndiloon ci marax gi ci kanam incha allah 19:45 ñu war ci ànd tey ak kiiti soxna Aminata donc laata loolu nag ñu dellu siwaat ci waxtaan bi ci seen bloc d'information la total ni ma leen ko doon xamale suñuy gan nekk ñaari membre ci coalition yi xam ne ñoo doon xëccoo lii di amicale bu faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop kiiti Pape Diagne teewal fi waa coalition article 118 119 bu code des obligations civiles commercial ak kiiti Abdoulaye Cissé nekk président sortant bu amical ba bokk tamit ci ñoo xam ne nekk nañu ci liste coalition bi ñuy woowee tur bi fàtte coalition gagnante noonu lañ ko tuppee coalition gagnante ngeen perdre su ñu jëlee pour le moment sur les faits ngeen perdre élection avec 0% wala 0,73% nan la mën a amee alors que ne vous avez eu à diriger pendant 4 années université bi seen politique la nit ñi wóolootul li ngeen doon taxawoo étudiants yi la nit yi gisatul seen bopp wala da ngeen jàpp ne am na leneen lu ci nekk. waaw da nga may rek ma tontu sama xarit moom sama waay la ñëpp xam nañ ko. mais nag daf ma laal parce que dafa ni ñoom ñëpp boo demee seen néeg yi da nga fay fekk ay jaase ak ay gourdin loolu kon man dugal na ma si laal na ma si loolu daf may metti lool. dama koy invité rek su paree wala yow nga ànd ak moom ak caméra bi ñu dem si suñu néeg yi ñu xool loolu kii la woon di ko wax ni aussi ñoom aussi seeni ñooñ dañuy tooñ dañuy saaga te message bi ay saaga la
boo xam ne man dama si am ay preuve te ki ko publier moom dinaa ko woon personnellement suñu génnee si ñoom la bokk te dina xàmmee numéro beneen bi aussi mooy ñoom nee nañ am nañ ñu gaañu mais ñun aussi am nañ ñu gaañu parce que am nañ si ñaari étudiants yoo xam ni ay beggu naaw lañ leen jam te yaakaar naa ni bu la neexee nga ñëw pavillon D wala man ak moom ñu ànd moom wan ko ñooñu moom dina leen xam personnellement léegi kon ñooñu yaakaar naa ne du ñun ñoo leen gaañ beneen bi mooy da nga ne ndax ñun dañu am 0% yaakaar naa ni loolu ku ko xalaat sax. non am ngeen 0% sur les faits. loolu 0% sur les faits. loolu. sur les faits sur les chiffres maanaam yu ñu génnee. 0,73% loolu la wax ne loolu ngeen am. du 0,73 0% la. maanaam kenn zéro voix kenn voté lu ñu. ñetti coalition. waaw dama ni moom nekkul mooy poser question. yaay journaliste waaw nañ dem waaw ñetti coalition la wax. mais man sama coalition laa représenté. keneen ku ma laaj ci coalition du ma si wax. parce que am naa si droit. coalition bi nga xam ni bokk naa si ñu ko représenté am na keneen ku ko représenté koo xam ni buñ ko ñëwoon moom mooy jiite man bàyyi naa retraité naa. ñu jiite ko jiite fag ba ñeenti at saa yu ñu bëreeg ñoom ñeenti yoon dañ leen di yëkkati ba si kaw dóor si suuf loolu xam na ko moom. loolu xam na ko bu baax yin bëre yëpp dañ leen a yëkkati ba si kaw dóor si suuf te at mu jot résultat ba ni am ak moroom jotu benn da koy doubler presque wala mu tolloog double ba daaw 69 virgule nangam loon am parce que man du ma waxoontu maanaam man ak moom sax passé noonu loolu. loolu lan amoon daaw ren lu mu néew xanaa lu nu étudiants yi bañ xanaa délégué yu ñu investir 110 délégués yi dinañ votel seen bopp yaa mos a gis ku dul votel boppam ku bañ boppam ba du votel boppam. loolu yenu na maanaa loolu sax amul gis nga tey boo demee fac droit nga jaar université Cheikh Anta Diop nga xam ni coalition gagnante am nañ fa doole lool parce que foo jaar orange la ñun ñoo accueillir nouveau bachelier yi ñun ñoo leen wan naka la ñuy defee inscription bi ñoo leen expliquer xanaa 3000 nouveau bacheliers yi wala 4000 yooyu wala 5000 yooyu lu mu bon sax dina am 2500 yu continuer coloré gi donc te faculté ba ñun bu ñu ko diriger si 1 an bi parfois sax dama koy consulter parfois mën naa ni sax man gouvernement d'union nationale laa def dama leen doon consulter parce que xam naa ni moom bu ma ko laajee xel mu dal la si am parce que sekk nañ ko dama doon consulter ñeneen dama doon def vidéo conférence boobu moom bokk si mais am na ñeneen ñu nekk si opposition bi ñu si bokk parce que man la ma personne parfois su may waxtaanee nit sax dama ne ko man maa la consulter Abdoulaye Cissé loolu su ma koy def pour étudiants yi gis seen bopp ci gestion bi la te faculté de droit boo fa demee damay bëgg rek journée de l'excellence bi ma def ren mu nekk journée de l'excellence bu gën a rëy ci université après juste ouverture campus bi laa ko def ngeen tegaat audio yi wala image yi ngeen déglu discours bi ma sa def ak revendication yo ma sa wax ngeen ñëwaat faculté de droit tey ngeen xool tey bu nu ñëwee ñuy changer cadre de vie ba di commencer pavage donte démarré gul à grands pas ñu changer déjà table banc yi étudiants yi di toog ba karole ko di ñëw rambale suuf si commencer di yëkkati ay projet yaakaar naa ne ku déglu sama discours ba da nga si xam bu ñu demee ba am cafétéria bu étudiants yi di jëfandikoo si foo xam ne du domaine faculté de droit suñu leadership permettre ñu négocier ko ban jox ñu ko ñu defal fa cafétéria yaakaar naa ne am na lu tax suñu demee ba consultation de copie par exemple donte am na ay rëkk-rëkk ba tey mais ku ko xam na mu daan demee xam nga ne am na ay amélioration bu ñu demee tey ji ba indi boobu benn société buy saytu électricité faculté ba di paan du ma tudd tur bi parce que da ngay tere publicité faculté ba di paan courant ba di coupé système de ventilation yi di bloqué tey ñu xam benn société boo xam ne dafa am expertise si wàllum électrification wàllum circuit électrique câblage ak yooyu ñu indi ko fa mu defal ñu inspection defal ñu ko gratuitement jox benn projet administration projet boo xam ne bu ñu ko defaroon tey fac ba dina génn si xat-xat yi mu nekk suñ demee tey ba nga xam ne bibliothèque bu faculté ba dañ koy defal connexion boo xam ne au lieu nga yor livre di lire mais dañ koy consulter en ligne bu ñu demee tey ba faculté ba nga xam ni étudiants yu bëri dañ doon toog si suuf amical bii fi nekk tey moom moo xeex ba sapito yooyu amphi bâtiment marron amphi amical bi fi nekk tey moom moo xeex ba nu yeggale ko moo xeex tey ba étudiants yu bëri toogatul ci suuf et cetera et cetera. cours de renforcement yi ñuy jox étudiants yi. donte coow problème loolu yëpp ba rafet na ci ay réalisation mais 4 années
yow ci sa jàpp-jàpp 0,73% yi ab fraude la. non raw na fraude sàcc la Baye Fall man loolu laa jàpp. te sàcc gi li koy prouver mooy ñun doon jonganteel muy COCC. gis naa ni képp kuy étudiant même professionnel woonal la. ci loolu la ñuy xaaral boo ma mayoon ma yeggale parce que da nga ma dagg fu am solo xaaral rek da nga ma daggee fu am solo. Pape ci loolu. non da nga ma daggee fu am solo bu ma sañoon. après ñu bu ma sañoon di nga ma bàyyi mu ko ne parce que fu ma daggee da nga may jaxase. waaw demal. képp ko man woonal ma enregistré naa appel bi boo bëggee ma teg ko ñëpp di dégg. non jaru ko xam nga maanaam képp kuy étudiant inscrire ñoom am nañ base de données bi xaw ma nag fu ñu ko jëlee ak ku ko indi parce que coalition bi nu yor ñoom ay nit la man ji ñu ma ko dara wax dëgg fa yàlla mais dama ni comme ñun ni mu amee ku nekk xalaat dara wax ko. ñoom noonu la amee ku nekk xalaat dara wax ko mais gis na ni man personnellement woo nan ma man personnellement nit woo na ma ni ma COCC la bokk mën ngaa voter ñaari yoon nit wax na ma ko. gis nañ ni aussi même les professionnels am na ay commissaire de police yoo xam ni woo nañ leen fu ñu jëlee seen numéro parce que numéro données personnel la am na ku ko joxe. deuxièmement mooy am na ay étudiants yoo xam ne ñu ngi capture d'écran yi man yor naa si yu bari yoo xam ne au lieu ñu jot benn code xam nga étudiant bu nekk benn numéro carte étudiant nga war a jot mënoo jot ñaari code wala ñetti code am na ñu jot juróomi code maa ngi ak image yi ak vidéo yi ñun boo votelee pour ñun au lieu mu afficher votre voix a été prise en compte weex tàll lay afficher du afficher dara boo defee retour mu def la votre voix a été prise en compte kon loolu yaakaar naa ni leer na. ku bëgg leneen aussi da ngaa bëgg leneen rek. Pape ay accusation ñu ngi ñuy jiiñ aussi. ñu ngi ñuy jiiñ maa ngi dégg ñu ni waa COCC ñun ñoo doon sàcc affaire yi ëpp ñu doole affaire yi ëssuwa ñu jox ñu zéro. koo xam ni ñeenti at yaa ngi koy yëkkati. ñu dóor si suuf ñu ñëw ci loolu Pape accusation yi rëy na ndax ñoom ni mu ko waxee ñoon la yeneen étudiants itam yoo xam ne ñoo ngi intervenir ñoo ngi koy wax li jëm ci mbirub liste yi numéro de téléphone yi code yi. seen ay appel yoo xam ne nee nañu waa COCC la ñu wax ne ñooñu ti woote loolu la ñu wax ba ñu wax sax ne da ngeen recruter ab informaticien boo xam ne dëkkul ci réew mi feneen la ne woon ñëw est-ce que ce sont des choses qui sont avérées yoo xam ne da ngeen def fraude pour mën a ëppale. loolu da nga ko dégg wala moom moo ko. non déedéet dañ ma koo wax. loolu dañ ma ko wax ki ma ko wax. étudiant continuer question loolu est-ce que lu am la est-ce que ce sont des choses qui sont avérées ndax seen mandarga yenn article 118 ak article 119 mbirub responsabilité mbirub délit la est-ce que délit yooyu yéen yaa leen ko def wala déet. d'accord. est-ce que ce sont des choses factuelles. daanaka dafa ni da nga ni tuuma yi rëy na. tuumaaluñ ñu seen bopp lañu tuumaal ci lu bëri ndax fi mu njëkkee dafa doon étaler ñoom seen bilan waaye dafa fàtte ni bilan bi nga xamante ni mu ngi koy wax dafa amoon ay liste yu mu ko àndal ku ci mel ni éthique ku ci mel ni rupture ku ci mel ni mauve ñooñu génn ci ñoom ñëw si ñun d'accord bi muy lim kon ñoom wax dëgg fa yàlla seen bopp lañ gisuñu ñan àndaloon te réalisation yi muy wax nii fii yëpp yu ci bëri loolu ça ne relève même pas de leur compétence loolu ça relève de la compétence de l'administration donc bu fekkee dañu bëgg a gëlëmal étudiants yi comme quoi que ñoom ñoo réfectionné waat amphi yi. mais est-ce que c'est plausible laataa ñuy egg. non maa ngi ñëw non plausible par rapport ak liste boo xam ne. attendez yaa jiite l'université faculté ba pendant 4 ans. j'étais courtois. Ouais. En toute sincérité. À un moment donné ce qu'il racontait vraiment je suis désolé mais kéemaan la. n'est-ce pas am na ci loo xamante ni peut-être demewul noonu. lan moo te demewul pourtant dama koo déglu. waaw léegi wax ma lu ci demewul noonu ñu avancer ndax temps bi. maanaam da nga laajte dafa wax léegi ni ñun am nañ numéro étudiant yëpp ba moom woo nañ ko mais dinañ ko woo man maa ngi ak numéro am keneen ak keneen mu ngi ak numéro am dinaa ko woo ni ko sa waay votel ñu keneen ku ko xamit dina ko woo ni ko votel ñu parce que suñ base de données bi ñu yore ñun buñ ko joxee nit ñi kañ koy jox duñ ci bind président Abdoulaye Cissé pour mu mën a reconnaître ni Abdoulaye Cissé la vous voyez. alors kon buñ fekkee dañu collectionner ay base de données yu bëri dañ koy jox suñu ñoñ yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci cyber yi ñooñu xàmmewuñ X xàmmewuñ Y dañuy tëb rek voté la woo la téléphone ni la dañu soxla woon
nga votel ñu ñun waa COCC. noonu ngeen def ba am numéro professionnel yi. xam non numéro yi. maanaam bu campagne ubbee da ngay dem te léegi wax na ni ñoom ñoo accueillir du ñoom rek ñoo accueillir ñetti liste yi ma la limal ñi accueillir nañu ñun accueil bi muy waaj a jeex fekk na seen mandat jeex ñun aussi ñu accueillir. comprendre nga alors depuis 2015 gars yaa ngi dem ci fi nga xamante ni mooy sur le terrain. di récupérer ay numéro de téléphone ak ay coordonnées étudiant bi. donc base de données yooyu ba léegi ñu ngi ak moom. kon pourquoi pas suñu liggéey war nañoo mën a permettre ñu am benn nombre d'étudiants bi dana leen jaaxal effectivement parce que xalaatuñ ko woon jàppuñu woon loolu moo waral yëf yi jaaxal leen biñ demee ba nga xamante ni gis nañ leen au contraire ñoom ñi nekk ci pouvoir ñoom lañu waroon a giñ loolu ndax ñoom ba léegi ñun li administration doxal dañuy jàpp ni ils sont en connivence avec l'administration ñun mënuñoo am lijjanti wax dëgg fa yàlla di traité kenn bam ñuy jox ay base de données wala lu mu mën a doon. loolu mënul nekk donc loolu bu ñu koy giñ ñoom lañ koy giñ. est-ce que da ngeen def appel ab personne extérieure boo xam ne bokkul ci université bi ab informaticien boo xam ne dañoo jiiñ ne moom moo dugal loxoom ci mbirub vote yi. loolu ñenn ñi di voté mu jox leen fiche blanche. loolu seeni mbir la te loolu dinaa ko ci tontu maanaam fiche blanche bi ndax chaque année ren rek dañ ñu ko wax. dañ nañu bu ngeen ñu gañee ciy code ñu gañe leen ci ay schéma boo déggee schéma université noonu la demee parce que dama koy wax d'habitude en matière maa ngi ñëw je m'explique d'habitude te yàgg naa ko wax ce discours en matière d'informatique rien n'est encore sûr ñun format bii ñuy demee élection mosuñu koo d'accord mooy format électronique bi n'est-ce pas mais nag li nga xamante nii da ko wax léegi muy ñoom bu ñu voté foofu day def blanc je suis désolé mais non loolu amul bu amoon ñoom danañ dem attaquer ji campus Sène wala DISI wala administration pour que mu arrêté vote yi. ci par rapport ak DISI laay su ma juumul ci image yu ñu am. capture ndax ñun loolu nañ ci benn excusez-moi parce que excusez-moi ndax ñoom sànq bi muy wax da nga koo déglu. n'est-ce pas. ndax ñoom beneen bi la. kon je peux continuer donc il faut ñu ñëw aussi ci violence yi. loolu am solo la. te da nga koo bëgg a esquiver. non dinañ ci yegg. violence yi dinañ ci yegg si itam. dafa am ay points yu bëri yoo xamante ni da ko wax. wax dëgg fa yàlla te gisuma ni noonu la demee. maanaam ñun ban personne extérieure la ñuy jëli. ngir que mu mun ñu jàppale suñu ay élection loolu c'est une pure affabulation nekkul lu am. loolu amul n'est-ce pas. li muy wax nii bu amoon maanaam ñuy voter gis image bi doon mu blanc. ñoom ci boppam automatiquement dañuy dem administration attaqué ci ko ni ko élection yi dañ koy suspendre li ñu jaaxal nag mooy bi ñu xëyee ki nga xamante ni mooy campus Sène te gérer loolu li mu bind ak li administration bind wax dëgg fa yàlla da ngay xam ni ñii dañoo far sànq dani moom bind na mail CSA loolu la wax bind na ko mail ngir contester à 11h contestation boobu lu tax ñoom bi ñuy def communiqué waa administration waxuñu ko ci gis nga dañoo comprendre ñoom ni ñun loolu dinañ ko attaquer ñu ne xaaral ñu créer ay mbir yoo xamante ni dina xaw a dëgëral tuuti suñu ay position CSA jotul mail CSA mënul jot loolu vous voyez ce que je veux dire même it bu ko jotee pourquoi pas ñoom recours en annulation dafa war a am amul qui rendre décision muy le doyen il n'est pas compétent à le rendre à rendre une décision autant pour moi n'est-ce pas pour statuer ci affaire kan moo gagné ndax dañuy annuler duñ annuler. su fekkee ne moom il est pas compétent kan moo compétent pour joxe résultat pour mën a statuer. rectorat ministère. ak ki nga xamante ni maanaam mooy campus Sène il voulait aller trop vite en besogne parce que lu waral loolu gis nañ ni problème am na. ñu jàpp ni problème bi li ko mën a fay. mooy ñu wax ñii ni leen élection yi dañ koy annuler j'ai des preuves moi-même man du ma ne la bu ñu génnee ma wan la ko man dama la koy wan yow sa image mën ko génne vous voyez ce que je veux dire ñoom à 23h dañu jëlaat seen ay troupes ni leen calmez-vous demain on va annuler les élections ñu xëy suba administration def affiche mais attendez même pas 24 heures ñu génne affiche ni les élections sont annulées et on va réorganiser d'autres élections
mais loolu c'est impensable c'est inadmissible jotul recours en annulation. recours en annulation bi kii nee na yore da mail su fekkee permettre nga ko mu wane ko à l'écran su fekkee am nga aussi accusé de réception bi ñu mën a pour ñu mën a statuer su fekkee image bi mën nañ ñu ko agrandiral ñu wane recours bi su fekkee am na ak nan lañ ko mën a envoyé nga bës écran bi laata moo écran bi aussi nee na du weex mënul nekk na jël bi non j'ai pas dit mënul nekk attendez j'ai pas dit mënul nekk dama ni yéen à votre niveau bu ngeen demoon non je suis désolé dama ni yéen à votre niveau bu ngeen demoon ba constater loolu yéen di ngeen ñëw ngeen wax ak administration parce que ñun bu ñu daloon non attendez nous sommes tous léegi bësal écran bi lumière bi leer ñi ñuy seetaan mën a am lu leer statuer parce que tamit mbirub étudiant yëpp la ñu wax ci lu leer ñëpp mën a xam comme ça vie étudiante bi mën a reprendre son cours sans difficulté loolu mooy li ñu ëppal solo mu nekk mail bi la kii ci Ablaye Cissé wax ne ñoom yónnee nañ ko ñiiti waa CSA ñoom lañ ko jox ngir ñu wax ci mbirub yenn erreur yu ñu gis capture écran blanc da nga ko am vote blanc bon jàpp naa ni mën nañoo wooyee le temps moom muy xool gis nga maanaam écran yi muy wax nii écran boobu noonu muy wax écran blanc bi loolu informaticien sax mën na ko defar comprendre nga loolu il faut pas leurrer les gens ni génne écran blanc ni écran blanc ngi nii loolu informaticien sànq loolu laal doon laaj moo tax ma la doon laaj ne la est-ce que yéen vous acceptez le fait que vous avouez le fait que ne am ngeen recours ci ay informaticien pour mbiru vote bi xam nga loolu maanaam dama la caa tontu bu yàgg ndax da ko wax léegi ren ñun bi ñu gisee suñ coalition bi mu doon coalition bu mag dañ ni même ju ngeen ñuy gañe ci ay code dinañ leen gañe feneen fan yaakaar mooy fan mooy ñoom engagé informaticien parce que rumeur yooyu koo wax sax université mun la chaque année Renaissance dina fay tant de millions benn informaticien ngir mu jàppale ko ci ay élections loolu ñoom seen habitude la mais pas ñun vous voyez ce que je veux dire engagé wuñ benn informaticien xamuñu aussi benn informaticien bu aay boo xamante nii wax dëgg fa yàlla war nañoo mën a jàppale ci élection yi bu doon loolu kon ñoom duñ fi teg Cotara vous voyez alors kon nañu wax ci solos wax ji mooy ñun da ko wax léegi ñoom 4 ans nee nañ dañu doon gagné effectivement noonu la demee saa yi suñ ñu gagné dañuy am grandeur nangu dem suñu yoon mais lii da leen a bett lool bu fekkee ni dan laa gagné boo xamante ni wax dëgg fa yàlla xamoon nañ ko waaye il faut mu metti leen il faut ñu jéem a salteel yëf yi amuñu esprit de sportivité bu fekkoon ni bi ñu leen gagné ñëw nañ félicité ñu ñaanal ñu parce que comme li mu waxee léegi doon nañu romb lii yëpp bon effectivement kon doon nañu romb lii n'est-ce pas ok te wax dëgg fa yàlla comme da nga koo permettre aussi mu wane ay preuve ci ay mbir yoo xamante ni jàpp na ni moom preuve la man aussi capture bi man gis naa ko man aussi vraiment de A à Z man aussi vraiment dama lay wan rek ay mbir yoo xamante ni ñoom lii seen ay habitude la je suis désolé non lii dama lay wax lii daaw la bu mu excusez-moi lii non mais il faut nga jël lii non il faut nga jël lii non je suis désolé mais il faut nga jël lii mais acte de violence bi ni am ci moom moo tax mënuñu ko génne c'est interdit par la générale lii mënuñu ko génne ci écran non mais je suis désolé parce que non mais mënoo bi nga doon laajte doon pour non man j'ai pas demandé dama ni dama jaaxle léegi pour ñu avancer pour ñu mën a déggoo léegi pour ñu avancer laay Cissé dama bëgg nga may ma ko parce que fii télé la dafa ni écran bi bu weexoon ñun duñu continuer élection dañ koy suspendre procédure bi mu ngi nii mais def ngeen recours non na zoom mais def ngeen recours comment se fait-il que ñun ñu yor machine ñoom ñu yor machine ñun ñuy voter suñu écran blanc wul ñoom seen écran di blanc c'est parce que ñoom seen informaticien mën na leen a envoyer lii est-ce que comprendre nga ñun nous sommes pas des stupides d'accord léegi pour ñu avancer parce que xoolal non taxawal Cheikh Assana dafay am lu ñuy wax loo xamante ni peut-être que vous êtes journaliste mais vous n'êtes pas coutumier comprendre nga amoo habitude pour di rencontrer fait yu mel nii lii seen informaticien ñoom mën na leen ko envoyer vous voyez ce que je veux dire
ñoom bu fekkoon ne laa la wax seen machine yi ñu tiim gis nañ ni écran bi blanc na ñoom dañuy ñëw si ñun direct dañuy dem administration directement mais nag j'aimerais bien ñu bañ a yàgg ci non j'aimerais bien ñu bañ a yàgg si c'est laay avant ñuy dagg micro yi ñu may ma wax sinon dañuy dagg micro yi on pourra pas continuer on pourra pas continuer dégg ma je suis très pour toi Diagne waaw mais sànq da nga koo permettre mu wane ay image waaw beneen image bi may wane du violence lu violence du génn ci waaw du violence mais xam nga lan la saccage yi ñu doon def biir restaurant teg nañ ko sànq bañ tàmbali man yi ma yor ak yi nga yor bokkul mais yi ma yor ak yi nga yor bokkul li ma yor léegi ñu avancé li ñu avancé parce que plateau bi itam ban ko àndee li gën a tax ñu def ko du pour ñuy xuloo sans génn si ak solution coow am na ñiiti waa université génne nañu ab communiqué ne liiti élection yi faw ñu xool nan lañ koy defaraatee ngir ñu mën a avancer ndax amicale bi moom étudiants yi la fi nekkal étudiants yi itam seen bopp la ñu bëgg gis ci amicale bi étudiants yu bëri à la limite léegi dañu désavouer amicale yi li waral lool dañ la wax ne la nekkuñu fi lu dul koppar gi xam ne subvention dañ koy jot wala chambre yi xam ne ñoom ñoo koy yore mën a xool luñ ci duddee nan la ñu war a mën a def ba redorer blason wu amicale surtout bu faculté droit xam ne dafa nekk benn institution mën nañ ko jàpp ci biir université nekk tamit loo xam ne ñëpp dañ koy bàyyi xel chaque fois su yëngu-yëngu amee biir université gis nañ ko ñuy wax dañuy tëj wala dañuy arrêter amicale yi comment faire pour mën a avancer rôle amical en tant que tel ci boppam muy accompagner étudiant bi ci cursus am yëpp mu mën a nekk waat loo xam ne dina ko gisaat. waaw comme ñu mën a avancer rek comme yaa jiite émission bi. dama lay may li nga man ñaan. mais dama am dafa am loo xam ne ay caaxaan la. parce que man lu ma mënul prouver du ma ko wax. léegi comme ñaan nga ma ko. damay bàyyi mu seet ñu avancé. amical sànq yaa ngi dégg le médiateur de l'université ngeen invité woon. muy Ndiasse Diop koo xam ne liggéey nañ li mu wax ci kaw ñëpp dégg nañ ko seeni rajo la mun ngeen ko tegaat mu ni Cissé nekk na bokk na ci président yi nga xam ne ñu liggéeyal université bi la pour mu jëm kanam ren dama naan université étudiant bu fa duggaatee am naa ci cër ndax ba ñëpp ñibbee. ñun ñoo fi def di xool ci yan condition la ñuy liggéeyee pour université tijji ba gars yi ne dañuy suspendre amicale yi yaakaar naa ne gisoon nga ma taxaw te moom mii xam na ni wax naa ko ni ko bàyyi naa syndicalisme kon am na yoo xam ne man nekkatuma ci kon amicale man mënatuma defal dara bàyyi naa syndicalisme mais dafa am loo xam ni ku koy wax xamoo université une université sans amicale loolu ku koy wax xamoo université parce que tey jii étudiant fac droit enjeu financier yi ñoo je pense que aussi temps de parole bi ko may di nga ci am di nga ko am inchallah il prend 30 secondes amul benn enjeu boo xam ni mu nga fa parce que lépp loo xam ne jaar na sa loxo man lépp loo xam ne jaar na sama loxo dañ koy justifier la preuve mooy ki nekk si ñoom muy Moussa Gueye Dessalène moom moo nekkoon financier peut-être mu ngi seetaan émission bi am na ay page yoo xam ni ñu ngi siy commenté moom moo nekkoon le financier trésorier bokkoon si ñun ñetti nit ñoo mën a génne xaalis ci compte amical ñaari nit ñetti nit la seen tur nekk ci compte amical le financier le trésorier ak le président maa ngi koy laaj Moussa Gueye Dessalène ndax man mus naa ànd ak kenn banque jëli xaalis ci turu amical bu dee am na ko bind ci commentaire yi beneen bi mooy en 30 secondes rek parce que dugg nu ci amical ñu jeexal dugg nu ci amical pour ay xaalis ay non dugg nu ci parce que ñun yàlla may nanu lim ñuy may sant na suñu borom lu nu ci fekk nag ñu xam ni loolu moo nu ci fekk suñuy responsabilité moo ko engagé parce que ni nga nekkee président lu ci nekk mën na la ci dal mën na la ci rey mën na la ci dóor mën na la ci def lu nekk mën na la ci tëj kaso parce que étudiant bi il faut que mu koy ku koy défendre ci kanamu autorité bi mosoo leen a rencontré benn autorité à l'insu de Moussa Gueye Dessalène non laajal ma ko question waaw léegi ñu avancé non laajal ma ko question il nous reste 2 minutes xam nga da nga ne temps de parole moo tax d'accord léegi par rapport ak li non comprendre naa sa question balaa temps bi jeex rôle yi comprendre naa ko daf ni xaalis dugalu leen ci leneen ak leneen dugalu leen ci keroog su ma naataangoo Marcel daf na ko wax mu ni ko ce sont les délices du pouvoir effectivement noonu la demee lan moo waral ñoom ñu ci bëri si ñoom bu ñu dee 100% jàppal ni 95% yi duñu ay étudiants te ils logent à l'université loolu bu ñu àndee ma démontrer la ko limal la ay nit ni la kii du étudiant kii du étudiant kii du étudiant loolu man mën naa la koo démontrer. léegi pour dépasser loolu man je prends léegi toute ma responsabilité comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser loolu damay bañ ñu couper loolu ndax journal day am léegi 45 la ñuy arrêté les 48 avancé s'il te plaît effectivement Moussa Gueye Dessalène mi mu wax léegi ba tudd ko
maanaam am na foo xamante ni Moussa Gueye Dessalines jotewu fa. fan la moom bu demee di rencontrer autorité wala keneen dem di rencontrer autorité parce que Moussa Gueye Dessalines du moom mooy codifié. njaayum chambre daa nekk université bu baax a baax loolu yow mi yaa ngi koy dégg keneen ak keneen mu ngi koy dégg loolu kan moo ko mën a def lu dul ki jiite amical. man bokk naa si. non. léegi comment faire réponse laa soxla s'il vous plaît. pour ñu avancer comment faire pour ñu mën a assainir amical yi ba étudiants yi mën cee gis seen bopp. loolu moo am solo mooy autorité bi déjà. buy recevoir étudiant bi muy recevoir. man wax naa ko autorité kuddu yi man leen bu ngeen di recevoir te étudiant laaj leen ko son certificat d'inscription d'année en cours du la ko génneel. nit day jóge fële créer lisam ni coordonnateur la. assainir ko daal. alors que dàq nañ ko université. kon nañu assainir depuis 2000. non man je suis d'accord pour que ñu assainir université bi. pour que université bi ñi nga xamante ni ñooy ay étudiants régulièrement inscrits. ñuy fanaan ci néeg yi. parce que da ngay gis ku jóge ba Ginnaaw Raay ku jóge ba Kër Massar. koo xamante ni doonatul étudiant depuis 2015 yore néegam moom rek clé di bummi. waaw wala déet noppi ngeen pour ñu defaat élection yi. waaw wala déet non attendez. waaw wala déet non loolu mënul nekk. on a déjà gagné n'est-ce pas ci semaine bii di ñëw incha allah dinañ yóbbu suñu bureau. seen administration dina ko valider. Cissé waaw wala déet est-ce que noppi ngeen ngir ñu defaat élection yi ci yoon. ñun pare nañ pour ñu defaat élection mais. pas de li ma la waxoon sànq. ñoom pare nañ. ñoom pare nañ base de données bi ñu yor base de données bi ñu yor. ñoom pare nañ dans la mesure leeral waaw dama ne ñu sant leen bu baax gërëm leen ñoom ñaar suñu ay gan nekkoon tey ci plateau bi di Pape Diagne taxawal fii lii ci waa liste coalition gagnante liste article 118 119 du COCC ak Abdallah ak kii ci Abdoulaye Cissé nekk président sortant mbokk yi di leen sant bu baax di leen gërëm léegi mbokk yi le 19:45 ñu ànd ci ak kiiti Adama ak astafurlah Aminata Ndonka jërë ngeen jëf merci beaucoup